salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil toujours ci série mburu yi ñu ngi nekk toujours ci pain plat yi donc moom la ñu nekk nii indil leen li ñuy wax pita bread muy pain pita wala pain arabe donc sans plus tarder lii nag moo ciy dem dinaa soxla farine dinaa soxla sel mu ngi nii dinaa soxla aussi levure boulangère bu wow bi dinaa soxla aussi ndox bu ndugg dinaa soxla tamit sucre wala lem man xam naa ne lem laay utiliser boo moytuwul donc sans plus tarder nag dañuy daal di ñëw rek ànd ak yéen daal di commencer mélange bi incha allah. voilà instant bi nag li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di ñëw commencer def suñu levure kii bi boulangère bi donc loolu pour nga def ko ndox bu ndugg laa soxla fii donc ndox bi ni ngay xamee ndugg na da ngay jël sa baaraam waxuma ak gants yi mais avant ngay sol gant par exemple nga def ko nii soo ko dugalee su fekkee mun nga taxaw lu mel ni 15 secondes yooyu noonu te dawoo mooy ndox bi baax na mais bu fekkee da nga dugal rek ne dafa tàng loolu mooy ndox bi tàng na ba mu ëpp boo ko defee soo jëlee sa kii bi yeast levure bi def ko ci biir ndox bi rek daf koy rey ci instant yi donc moo tax dañuy daal di ñëw te aussi bu fekkee ndox bu sedd la tamit da koy rey donc il faut mu nekk température ambiante man damay ñëw jël voilà benn kuddu bu ndaw parce que sachet bi ñaar lay def ñaari kuddu yu ndaw man benn laa soxla parce que quantité bi may defar bariwul ñu teg ma daal di jël lem bi wala sucre man lem laay jël à la place donc ma jël environ benn lu mat benn kuddu gis ngeen lem baa ngi nii benn kuddu rek laay def fii ñu jël ndox bu ndugg bi def ci voilà ma jël demi coppe rek en attendant bismillah voilà mu ngi nii su la neexee nga pour vérifier ndax sa kii levure mu ngi dund ou pas da nga koy teg daal di koy bàyyi mais man leer na ma ne levure bi baax na donc pour gagner du temps damay ñëw rek commencer entamer dès à présent commencer mélanger kii bi farine bi ak ndox bi bismillah donc du aajowoo ngay defar ay levain yooyu noonu di xaar déedéet ma daal di jël toujours sel gis nga selon votre goût donc man damay jël benn kuddu bu ndaw bu sel ma def ko voilà gis nga si kii bi laay defee yépp ku am sa machine mun nga ko sa robot mun nga ko génnee mu defal la ko mais man je pense que tey jii fii laa koy defee comme quantité bi bariwul incha allah fii lañ koy pétrir lépp donc nii la ñuy def rek continuer di ko pétrir ba nga xamante ni daanaka pâte bi nooy na ba nga xam ne dootul coller suñu loxo après ñu ñëw won leen donc dina jël ay 5 à 10 minutes su fekkee nag ak robot bi la moom 2 ou 3 minutes rek incha allah nga gis mu pare surtout ak quantité bi ñu def nii nga gis mu pare donc nañ def loolu tey jii dama ko choisir fan yi bu ngeen di xool parce que dama bëgg mu defaaleel ma exercice en même temps ndax toog bi ci kër gi nii rek mi ngi noonu daal voilà gis ngeen ko mu ngi nii pare na léegi li ñu def rek mooy dañ koy bàyyi fii dañ koo def boule dañ koy bàyyi fii mu reposer wu bu ma ko laalee bu ngeen xoolee nii xaaral ma woon la ñi ngay xam ne sa pâte pare na gis nga su ma ko laalee dara du taqati ci man te bu ma ko bësee dina ñëwaat encore donc loolu moo lay wan ne pare na léegi damay jël rek daal di koy teg nii bàyyi ko mu reposer donc ça dépend yow si fi nga nekk mun na jël 30 minutes wala 40 minutes mais dama bëgg rek mu xaw a doubler de taille léegi bu ko defee de volume du moins bu doubler de volume après ma wàccee ko peeral ko bàyyiwaat ko mu doubler waat après ma door ko commencer dër nag incha allah gis ngeen léegi fi mu nekk nii kii bi gis nga doubler na de volume donc dama koy daal di jël génnee ko gis nga su ma neexoon ci étape bii rek laay yem commencer ko dër ak yooyu léegi dama koy peeral tuuti gis nga voilà
tegaat ko léegi bàyyiwaat ko yeneen 10 jarul sax muy doubler yooyu mais dañ koy bàyyiwaat ay 10 minutes ou 10 à 15 minutes après bu ñu ñëwaatee nag ñu commencé dër incha allah. voilà gis ngeen suñu pat baa ngi nii donc dañuy ñëw rek daal di commencé ko defar léegi nag ça dépend bu fekkee da nga bëgg a defar yu mag wala yu sew kii yu ndaw du moins voilà man damay commencer def yu yem donc li ma soxla ci boule rek laay jël gis nga ñu defar suñu cercle bu yem rek daal di saupoudrer suñu plan de travail bi nii léegi nag bu ko defee ñu daal di def farine ci kii bi ci pat bi donc commencer ko dër bismillah bii nag kenn du ko dër yu sew yooyu noonu parce que comme li ñu wax naan bread kii pain arabe la duñ ko def ba mu sew comme bu ñu doon defar tortilla dañ koy def ba nga xam ni dina nekk quart inch muy maanaam environ 2 millimètres yooyu d'épaisseur maanaam bëgguñu mu oyof ba mel ni comme feuille comme gis nga ba ñuy defar kii nuñ koy waxeeti bi ñuy defar suñu pita yi ni mu oyofee woon ba nga xam ne di nga ko mën a gis ci suuf nii di nga mën a gis sa loxo ci suuf déedéet bii du loolu voilà gis nga mi ngi nii ñu daal di teg bu ñu tegee dama ko teg ci torchon daal di koy muur dama leen di tegle damay dër lu xaw a takku tuuti damay dër tuuti lu xaw a takku avant may dëraat may koy commencer lakk incha allah donc on refait la même chose wan leen ngeen am une idée gis nga voilà lii projet boo mun a def ak tout tànk yi gis nga boo yoree xale boo xam ne mi ngi dem jardin déjà rek mun na def lii suy mun a foo ak play-doh mooy seen kii yooyu nga xamante ni dañ koy dër nii mun na ko def donc amul lenn loo ci xalaat ni dina ko yàq ak yooyu déedéet voilà gis ngeen nii rek lañ koy def donc ku nekk rek yow yaa xool taille ak bi nga bëgg sa pita bread yi doy donc ñun dañuy def yu yem nii rek incha allah léegi ñu daal di ñëw wan leen bat boot yi mooy yu ndaw yi niñ koy defee incha allah si même pat bi la rek même pat bi la ñuy defaree lu bare booy xool donc ma daal di ñëw léegi nag pour loolu damay jël pat bu gën a ndaw gis nga dañuy def boule bu ndaw nii rek damay xool damay à peu près su ma gisee ni rëy na beneen bi dama koy wàññi incha allah mais je pense que bii dina baax voilà gis nga pita yu ndaw yi moom yow yaay xool rek super gis nga jeex na li may wax rek projet yi mun nga ko def ak tout tànk yi donc dañuy daal di def nii daal di continuer après nga xamante ni suñu paree incha allah dañuy daal di ñëw rek wan leen niñ koy lakkeek yooyu. voilà gis ngeen teg nañu suñu poêle nii donc dañuy daal di ñëw rek daal di commencer incha allah bismillah gis nga duñ si def dara même bu dul non stick comme li ma wax man def naa ko si ñaar yëpp boo xam ne kii bu ñuul bi la ak bu aluminium bi musima si am problème mais bu fekkee am na koo xam ne par exemple mu ngi essayer bi mu njëkk a def mu collé. Donc diw ko ak tuuti diw rek pas mu tooy juste pour lu mu bañ a coller mais man musuma ci am problème te essayé naa ko nag wax dëgg yàlla aywa bismillah donc dañ koy bàyyi ci côté bi feu moyen 10 secondes ma tourner ko gaaw parce que gaaw a tourner boobu c'est pour mu mun a génne poche d'air yi donc bulle bi day ñëw formé wu après nga koy kii ci côté yi tuuti rek bu fekkee dafa nar a junki ba dëll ba ci kaw a kaw nga laal ci kii rebord yi voilà lii la ñu bëgg ki nga xam ni tamit bëgg ko def gis nga damay def ci rebord yi pour côté yëpp mën a kii voilà gis nga lii lañ bëggoon voilà ki nga xamante ni par exemple li ma doon wax bëggul def nii ci kaw gaz bi li muy def mooy mun na ko def ci kaw ci benn plaquette boo xam ne mun a dugg ci four bi mu espacer leen dugal ko ci four bi bu boobaa tamit da koy surveiller parce que du yàgg sax nga gis yëf yi pare incha allah
voilà nii rek la ñuy continuer incha allah ba ci kanam après ñu ñëwaat wan leen. voilà gis nga on refait la même chose ak bat-bët yu ndaw yi. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi gis ngeen suñu pain arabe yi ngi nii ñu defaroon leen doon tey donc gis ngeen ni mu mel nii maanaam oyof ba bëgg a dee macha allah comme li ma leen waxoon sànq rek boo buggee xam li ma doon wax li tax ma doon bàyyi muy def bulle d'air boobu noonu xoolal soo ko jëlee gis nga boo ko xaree xoola mun nga ko xar nii dugal si lu la neex si biir wala nga jël ko rek def comme ñun ñu defoon keroog daal di def sandwich nii bu fekkee shawarma la nga def ko daal di ko si laxas nii gis nga donc am nga ñaari possibilité yépp am nga poche bi nii am nga aussi pour kii ko pour naka lañ koy waxee pour laxas ko tamit donc mu ngi woon nii ñu indiloon leen ñu wan leen bu ndaw bi aussi même chose su la neexee bu fekkee ni da nga bëgg a def comme genre kii bruschetta wala tapenade nga daal di jël lenn rek teg ci kaw moo xam ay carotte ki râpé la moo xam ay tomate yu ñu daggate wala ay avocat nga daggate ko teg ko nii ci kaw su fekkee lu yomb nga bëgg a def wala aussi gis nga moom aussi même chose la boo ko jëlee nga xar ko gis nga keroog gis ngeen biñ defaree suñu yiiroo yi niñ ko ci defoon donc ñaari côté yëpp dafay nekk loo xamante ni di nga ko mun a sandwich bu leen ko daggee comme ni ma ko xaree ni yaaxate ko mais noonu lay def donc ñaari côté yëpp nga mun a def sandwich donc di leen wax ni j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun à chaque fois buñ ko defaree ni mu ñuy neexee di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto ci mburu yi ba léegi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah